asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo berne ñu dellu siwaat ak yéen si seen émission tey nag ñu indil leen lu ñuy wax suppu kànja defaroon nañ leen suppu kànja si début bernde ya mais tey jii bi ñuy indi nag beneen façon la mu nekk suppu kànja boo xam ni à base de fruits de mer lañ koy defee dina am jën mais li si ëppale mooy fruits de mer yi lii nag moo ciy dem dinañ soxla kànja comme niñ ko waxee rek dinañ soxla aussi suñuy fruits de mer ku nekk li nga am donc man am naa fi crabe yor fi kër yor fi aussi huître yor fi tamit crevette dinañ soxla aussi kong dinañ soxla tuufa dinañ soxla aussi jën donc boo leen xoolee fii 3 variétés jën laa fi yore mu nekk saumon laa yore ak aussi tilapia ak aussi kii bu frais bi nga xam ne kenn jënu kii kong bi nga xam ne kenn fumé wu ko donc moom laa yore nii ñu daal di amee fi soble gis ngeen fi am naa fi batañse ak aussi jaxatu léegi yor nañu kaani soble laaj paprika ak tuuti herbe maa ngi jël tuuti basilic muy basil ak tuuti herbe de Provence ñu yore aussi sel ak crevette bu wow bi ak suñu diwtiir du ñu def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di jël suñu ndox bi teg ko gis nga dama ko tegoon sànq nii bàyyi ko muy tàng ndànk-ndànk pour juste comme dama xaw a naaje moo tax léegi ma daal di siy def tuuti laaj leneen li dama koy nokkos ñu daal di def aussi suñu paprika bi gis nga ndax anti-inflammatoire yi mu amee donc moo tax ma ko siy defaale comme yëf yi day xonk rek donc dañuy maximiser lekk gi moom il faut ñu maximiser lu ñu mën si vitamines yeeg yooyu nga xam ne dinañu amal njëriñ donc ma daal di ñëw jël aussi sama épice bi nga xam ne dañ koy defar tout le temps donc bii nii moom moo am ay paprika ak ay curcumin ak yooyu tuuti rek mooy bu fumé bi moom la am donc moom lañ siy def léegi ma daal di ñëw commencer jën yi laa siy def instant bi parce que yeneen fruits de mer yëpp dañoo daanaka pare nañu ba pare donc jën yi daal la ñuy xaar mu ñor ak tuufa bi bismillah voilà gis nga bu ñu paree daal di jël suñu suñu légume mu nekk jaxato bi ak batañse bi ñu def ko ci ñu def aussi tuuti sel nga xam ne affaire yëpp day amandoo cafka daal yëf yi da siy dugg assaisonnement bi yëpp dina si dugg donc nii la ñuy def daal di koy bàyyi mu commencé baax ndànk-ndànk duñ ko yàkkamte duñu def dara bu légumes yi ñoree léegi nga xam ne dañuy daal di ñëw dem seppi leen en attendant nag ñu commencé di dëbb suñu nokkosok yooyu nga xam ne ak kànja bi si boppam nga xam ne affaire yi tak-tak nga pare incha allah bi bokkul ak bu yàpp bi nga xamante ni il faut nga xaar ndawal li ñor ak yooyu kii bi jën bi moo gën a gaaw surtout que filet au fait bëggoon naa waxaale aussi ki nga xam ne amoo poisson filet jën boo am moom mun nga jël jënu lumm nga utiliser ko comme ni ñuy def rek Sénégal boo jëlee jën yi nga dugal ko ci biir léegi boo demee ba jën bi ñor nga daal di koy seppi après daal di koy commencer dindi yax yi di ko dindi ci jën bi daal pour jot ci ndawal li ci boppam donc loolu mun nga ko defee donc man lii dafa nekk rek loo xam ni moom laa yore moo tax ma utiliser ko voilà gis nga kii bëgg a def yéet ak ay gejj yooyu moment bi ngay defaale yooyu noonu yëpp yéet bi comme ça mu am temps ñor man tuufa bi ma fi yore dafa ñor ba pare moo tax bu ma ko defee ci biir léegi daf te mu seey yooyu maanaam man tuufa bi xaw ma nu mu demee noonu donc moo tax du ma ko ci teel a def damay bàyyi bu may defaale yeneen fruits de mer yi ci laa koy defaale ci biir incha allah. voilà léegi dañuy ñëw defar suñu nokkos comme ni ñu leen ko waxoon sànq donc desidu laaj baa ngi nii ak desidu herbe de Provence bi ak basilic ak aussi smoked paprika mu nekk fël-fël genre fël-fël bi ak benn kaani tëmbal donc yeneen restant yi tëmbal naa ñetti kaani donc pour ki nga xamante ni rek intéressé na ko ma daal di jël
soble bi def ci dañ koy def rek nokkos bu gaaw ma jëlaat tuuti ci suñu épice def ci voilà léegi ñu daal di koy jox head start moom bismillah gis nga buñ defee nii nag léegi ñu dem jëli suñu kànja ñëw def ko ci incha allah dama fàtte woon wax leen sànq ni suñu géej bi mu nekk ñokmaan bi mu ngi nii dañ koy utiliser donc ki nga xam ne dafay utiliser géej moom day dem directement def ko foofu amatuma géej donc fi ma nekk nii kii bi laay def ñokmaan bi si boppam déjà moom laa tàmm di utiliser anyway donc moom laay def nii bu ko defee ñu daal di ñëw def si aussi yeneen paañ yi nga xamante ni dañ ko fumer ak huîtres yi nga xam ne dañ ko fumer aussi muy yoxos yi nga xam ne dañ ko fumer yooyu yëpp la ñuy jël rek dugalandoo ko ak yu frais yi nii boole ko si comme dañu wax suppu kànja boo xam ne tey jii ak fruits de mer la donc loo si mën a def rek si lu koy safal ak yi nga xamante ni ingrédients yooyu ñoo siy dem mu gën a baax donc dañuy daal di ñëw def tuuti si cin bi si ñokmaan bi après léegi bu ko defee parce que jën bi gis naa ni pare na moo njëkk a pare sax booy xool légumes yi dañ koy seppi moom en attendant teg ko fële parce que bëgguma mu tas dama bëgg toujours bu ñuy yàq ñu amaale tuuti ay bite jën maanaam ay dog-dogu jën yoo xamante ni di nga ko mën a lekkaale aussi. gis ngeen léegi suñu kii baa ngi nii te tey bu ngeen xoolee defuma si tomate loqati parce que diwtiir bi ma am dafa neex soxna Mary moo fi jaar mi ngi yore benn boutique fii ci Colorado donc buy jaay ay bagage Afrique yeeg yooyu donc diwtiir bu neex a neex macha allah la ma jox donc moom la ñuy jël rek utiliser ko bu boobaa ngeen mun ko gis nga xamante ne képp ku ko bëgg a utiliser rek mun nga ko contacter bu ko defee mun ngeen ñu wax rek ñu wax leen contact am ak yépp bismillah. gis nga yii mooy sama kii fumé yi nga xamante ni léegi xam ngeen ko su may defar ay sebon ak ay ceebu ñebbeek yooyu moom laay utiliser léegi ma daal di ñëw def sama kànja si biir def diwtiir bi donc gis ngeen ma daal di jël tuuti tamit si crevette bi def si defaale walaale tamit tuuti si crevette bi nga xam ni si laa koy def incha allah ñu def yooyu ngeen gis bismillah. suppu kànja bi moom day gaaw voilà ndox bi moo koy togg yépp ba mu jeex buñ demee nag ba affaire yi nga xam ne pare na ba pare ñu daal di jëlaat yenn kii yi bismillah
jël yeneen bagage yi ñu seppi woon yëpp dugalaat ko ci biir nga xam ne affaire yi day ñëw rek daal di pare nga xam ne dañuy ñëw yàq ak yooyu donc dañuy bàyyi nii nga xam ne suñu ñëwaatee ki yéen incha allah c'est pour wan leen ni muy mel ak bu ñuy waaj a yàq aussi bismillah. ñu def tuuti diwtiir en attendant gis nga ni mu mel macha allah. voilà léegi nii lañ koy bàyyi rek mu daal di bax def ay affaire am ñu dem nettoyer ji nag ñun. voilà gis ngeen tuuti diwtiir rek moo nekk nii gis nga nu mu def nii instant bi léegi nag nga xool nga imaginer buñ ci yokkee amount of diwtiir bi ñu soxla bi nu muy demee incha allah donc lii rek lañ leen bëggoon wan nu mu demee tiir bi ngeen mun ko gis. tey nag dañuy ñëw defar ñànkatang rek indiwaat tuuti comme ça ngeen am une idée ñi nga xam ne musuñu am chance to fekkee ma defar ñànkatang des fois gars yi dañ ma koy laaj léegi ñànkatang bi li may def mooy dama ko teg ci cin bi ku am sa cuisseur de riz mun nga ko utiliser mais tey jii comme dama yàkkamti loolu moo tax ma teg ko ci kaw gaz bi bu ko defee moom mu gën a xaw a gaaw tuuti donc damay daal di ñëw rek def ndox bi ma defee ndox dama ci def tuuti citron donc ñi yàgg topp Chez Bilo bernde dinañ xam loolu léegi bi ma ci defee citron bi loolu daf may dimbali ceeb bi ndax dafay tax sa ceeb weex tàll donc su ma paree nii dama ciy def tuuti diw walla beurre walla lu la neex mais man huile de coco laay def tuuti nga xamante ni moom moo gën a healthy comme tey ji ceeb la ñu defar fii pour gars yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a lekk ceeb bu weex bi tey gis nga sama njulug bi dafa xaw a ëpp par rapport ak amount of ceeb bi ma utiliser donc damay wàññi ndox bi tuuti parce que soo ko defee ba mu nekk ci sa 1 inch muy maanaam sa baaraam soo ko tàllalee kii bu njëkk bi xar bu njëkk bi nii loolu rek baax na léeg-léeg bu fekkee ceeb bu bees la nag te nga xam ni wóoru la surtout ceebu même année bi nga nekk day am tendance di tooy loolu fii nii donc man dama koy gën a wàññiwaat parce que toujours bu ñorulee mën nga ko wis ndox ak yooyu mais soo ko defee mu bëri ndox rek day daal di tooy sa loxo. voilà gis ngeen crevette bi mooy bu wow bi moom laa jël rek daal di koy wal ci sama kii boobu noonu kii bi nga xam ne moom laay walee sama épices yi donc dama ko jël rek def ko foofu daal di ko ci kii dugal rek blend ko foofu voilà mi ngi nii donc moom boo ko ci defee rek daanaka dootoo am mënatoo ràññee ndax suppu kànja bi am na netetu walla am na géej walla am na lenn ci ñàkk na yooyu yépp doo ko ci ràññee parce que loolu moom guwam dafay masquer loolu yépp te pour man moo ma dàqal sax boo ci defee yooyu noonu. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission bi ngi woon nii tey ñu indiloon leen mu nekkoon suppu kànja boo xam ne dañ ko revisité waat tey nag ñu indiloon leen suppu kànja bi nga xamante ni c'est fait à base de fruits de mer ñu daal di siy def jën donc tey jii nag émission bi ñu ngi koy jox fan su bernde yëpp plus particulièrement Sister Mary mi nga xamante ni moom moo ñu jox diwtiir tey jii donc moom la ñuy jox émission bi ak képp rek ki nga xam ne yow yaay safoo bernde di leen
wax ne vraiment ñu ngi gis seeni commentaires yi ñu ngi gis aussi li ngeen seeni suggestion di leen wax bu leen fàtte di abonné wu ci chaîne bi mais aussi bu leen fàtte di ko partager vidéo yi donc parce que loolu moo ñuy gën a mun a exposer bu baax di leen wax ni vraiment ñu ngi leen di remercier du fond du cœur di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Aye